jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi nañ ko junjee woon noonu la ñu koy dooree ni ki tey ji nag ci àllarba ji yemook fukki fan ak juróom ci weeru juillet mu mel ne nag dooraat nañ dem beek dikk bi si wàllu jaww ji foofee ci aéroport international Blaise Diagne nag mu mel ni lépp ngay jaar yoon bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne rek suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa nekkal jamono yi daal nañ koy baaxee lépp lu soxal saytu nit ñi nag ci wàllu wér-gu-yaram ñoo ngi koy amal ci anam itam boo jaar yoon. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéey ci aéroport bu Ndar Géej nag amuloon ab ndaje seen biir ngir waxtaan nag rek la ñuy def fexe daal di ñoŋalee nag boobule barab nga xam ne itam ay fan rek moom moo des ñu daal di door li nga xam ne moom moo di liggéey bi boobule liggéey koppar yi nga xam ne nam nañ ko cee def nag toll na ci 20 milliards ak ñett dañuy teewlu ki nga xam ne rek moom moo yoroon seen kaddu di Jibril Sakho Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo taataan ay kaddoom. recrutement yooyu kat. bëgg nañu bu ñu demee ba muy am ñu prioriser si ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk prestataire nekk fi temporaire beneen bi mujj mooy ubbi aéroport itam defar ko ba mu bees sàq ba mu bees peq muy tëju mouvement yi du bëri kon daal di dafa naa ne da nga beesalaat rek mais liñ bëgg mooy mu am politique marketing aéroportuaire boo xam ne aéroport yi danañu gën a di fréquenter waat te am na ay propositions ñun en tant que syndicat yu ñu ci bëgg a def yoo xam ni dana jëm ci wàññi les coûts de transport agir ci taxi yi ak yeneen ba nga xam ni au plan domestique daanu mën gën di fréquenter aéroport yu mel na ci bu Saint-Louis donc yu mel noonu yëpp ñi ngi koy xalaat boole ci nag pétrole bi ak gaz bi xam ni am na ci Saint-Louis donc biir nañ ne bu aéroport bi ubbiwaatee dana nekk ci aéroport yi ëpp solo formation bi surtout boo ko defee ñi nga xam ni mu am technologie yu bees yu ñu fa indi fii ci aéroport bi dafay baax technologie yooyu ñi fi liggéey xam ngeen ne dem beek dikk bi ci jaww ji nag daal nay door ci suuf si itam ñi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu aju tukki yi itam daal di door li nga xam ne rek moom mooy seen ab liggéey naam bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñoo di client yi nag jamono yi bare guñu comme nañ daan bare laata rek ñu jël wile dogal waaye itam lépp lu soxal li waa ko docteur santaane ñu ngi ko cay jël ñu fàttali leen rek ne li nga xam ne moom moo di waxtu wi nag daal nañ koy coppi ci aju tukki yi nga xam ne rek ñoom ñooy dem ñu teelu reportage ba Mohamed Samb ak Youssou Baro. ay bus yu rangaloo mel ni ñuy waaj a rawante waaye nag bokkul ak li ñuy gis ci rawante course lii nag moo di matuwaay bi nga xamante ni si unité de gestion AIBD Dakar Dem Dikk teg na ko ngir mun a yóbbu passager yi foofu ca aéroport bi liggéey bi nag tàmbaliwaat ci anam boo xamante ni si dafa xaw a géey tuuti waaye ñi nga xamante ni si ñoo di jiite këru liggéeyukaay gi ñoom nag ñi nga xam ne ni daañu ko ñoŋal. ñun ak si ñi nga xamante ni tamit si ñooñu lañu wékku moo di ne waa aéroport yi ñooñu nga xamante ni léegi am nañ seen programme wala gis nañ ko te ñun léegi li ñuy teg muy dem di ñëw ak waxtu yi si ñooñu la ñu dëppoo. oto bi fi jóge léegi nii moom par rapport ak place yi nga xamante ni moom nañ ko jagleloon duy nañ genn wàll gi. bu dee ni nag heure yi nga xamante ni si ci la départ yi daan am loole nag daañu ko sopparndi ba nga xamante ni ñi di client yi dootuñu xaarati lu yàgg lii mooy li ñu ciy waaj a amal. départ yi doon dem fanweeri minute la woon mais gis nañ ni loolu noonu mën na indi ay gàllankoor ci biir liggéey bi su ko defee client bi nga xamante ni moom ki bëgg a dem tukki di jóg jël suñuy oto pour dem aéroport moom am na heure buñ koy convoqué fële na le dinañ ko ci dugalal heure boobu noonu. càmmoo gi ci wàllu matuwaay yi nga xamante ni war nañ koo jël ngir mun a moytu mbas mi loole nag dina nekk loo xamante ni daañu ko amal ci jamono bi bus bi di dem ak di dikk kii di jiite unité de gestion AIBD Dakar Dem Dikk mu ngi dalal xelu askan bi. ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore saytuwaayu wér-gu-yaram yi ak mbas bi ni muy demee moo di ne képp ku fi jaar tamit dañu war a xam kan la ndaxte ñun amoon nañ ko. suñu système bi ñuy jaayee ticket saa boo ñëwee dafa am enregistrement soo fi jógee tamit même un mois suñ ko interroger waatee dinañu wax ni diw mi jaaroon na fi heure bii ak bés bii yooyu ñëpp am nañ ko. aéroport international Blaise Diagne tijjiwaat ba tax ne ñi nga xamante ni si ñoo di këru liggéeyukaay yi nekk ci transport bi ñoom nag ubbiwaat nañu seeni buntu waaye ci boobu jamono diggante dem beeg dikk bi ci Ndakaaru ak AIBD dina nekk loo xamante ni si dina jax loolu ndax capital wi ci wàllu boppam ba tey mu ngi jàmmaarloog embouteillage yi.
Mohamed Samb cant ak ngërëm ñenn la mbokk yi ñu dem ci aéroport international Blaise Diagne fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa teewal xibaar yi ñu leen jottali sax moom moo ñu ko xamle Fat Bintou maa ngi lay nuyu. comme ni nga ko gisee rek maa ngi fii ci aéroport international bu Blaise Diagne AIBD tey nag Sénégal le 15 juillet bi la tijji li nga xam ne moom moo di frontière aérienne am dem beeg dikk bi dooraat fii nga xam ne moom moo di aéroport bu Blaise Diagne comme ni nga ko gisee nag mi ngi dem ndànk-ndànk ndax démb ci minuit ba tey le vol yi commencé Air Iberia Air France Air Sénégal ku ci nekk yaa ngi wàcc fii wàccee say clients fii nga xam ne moom moo di aéroport AIBD aéroport Blaise Diagne bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Diass gannaaw bañ ko tuddee woon lu mat ñeenti weer ca mois de mars ba léegi liñ ci mën a wax daal moom mi ngi nii dem beeg dikk baa ngi door ndànk-ndànk nag ndànk-ndànk te it comme ni ma la ko waxee rek mesures sanitaires yi it jël nañ ko ndax bu jëmee ci wàllu ministère de la santé pratiquement balaa ngaa dugg si fii nga xam ne moom moo di Sénégal faaw nga wane benn document boo xam ne juróom-ñaari weer faaw nga joxe benn document boo xam ne juróom-ñaari fan fi mu toll nii lay def mu wane ni yow mii amoo doomu jàngoro bii di Covid 19 document boobu nag moom moo lay permettre nga mën a nag dugg fi nga xam ne moom moo di Sénégal boo fi génn it ay laboratoire a ngi fi comme IRSF comme laboratoire bi nga xam ne moom mooy Institut Pasteur fa ngay dem def say test wane document boobu nga mën a génn fi nga xam ne moom moo di Sénégal ci wàllum réciprocité bi ñu daan wax ak Union européenne ki nga xam ne moom mooy directeur des transports aériens leeral na ko léegi nii nit ñi mën nañu dem fi nga xam ne moom mooy dëkk Union européenne yi Sénégal ci la bokk wante nag du ñëpp ñoo fa mën a dem dañoo tànn yenn catégorie personnes yi nga xam ne ñoom ñoo mën a dem ci dëkk yooyee bokk na ci ñi nga jërëjëf Fat Bintou ñu bàyyi la nga toppal ñu itam xibaar yi nga xam ne rek ñoom ñooy bàyyeekoo ci aéroport international Blaise Diagne aji tukki itam jamono yi xel mën naa dal ginnaaw itam bu ñu jëlee bépp matuwaay woo xamante nii rek war na ci wàll wi ci jamono yi nga xam ne mbas mi ngi poñe réew bu Sénégal mbokk yi dañuy wax ci leneen jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu koom fii ci réew bu Sénégal boobaak léegi gis ngeen ko muy amal ay doxu nemmeeku ci gox-goxaan yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk fii ci mim réew bokk na ci ananaan rek lay def ngir rek suqali yenn ci ay entreprise li mu xam ne itam bokk na ci rek nguur bu Sénégal taxaw temb ngir rek daal di leen di jàppale ginnaaw ba mu amalee ab doxu nemmeeku ca Sandiara Diass ak itam ca Diamniadio dañuy teewlu ay kàddoom Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ko taataan. loolu nag moo waral ñu ñëw aussi pour encourager entreprise yi fi nekk déjà ci zone bi ñu yokk seen ay investissement et aussi seen plan d'investissement yu nu amoon buñ ko repousser ndax Covid moo tax nag état bi dina def ay jumtukaay ay instruments yoo xam ne dina leen gën a encourager ñu investir mais nag lu gën aussi mooy réforme yi réforme aussi côté électricité def tout ba Senelec mun leen a fournir électricité boo xam ne c'est régulier du am ay coupures mais aussi ci njëg boo xam ne aussi dina compétitif ndax ñu gën a mun a exporter plus ñuy exporter plus Sénégal di gagner loolu mooy mbir mi. dernier point bi nag aussi mooy zone bi nag gis naa ne soxla nañ ay investissement public yoo xam ne entre mairie ak état ak partenariat public privé ci lañ koy mun a trouver ay solutions. gis na ay tali yi par exemple station d'épuration yi loolu lépp état war na ci dugal loxoom te président de la République Macky Sall waxoon na ci loolu. aussi di leen encourager nag patronat Sénégal ak waa chambre de commerce fokk ñu ñëw investir ci zone économique spéciale de Sandiara zone bi nekk aussi Diass am na ay Sénégalais yu fa nekk aussi zone bi nekk également Diamniadio donc prochain investissement yi daal vraiment bëgg nañ jàppale patronat ndax ñu investir ci zone yi créer ay emploi. maa ngi leen ko doon junj ci bopp xibaar yi daañu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppale ni itam ñetti doomi aadama ñoom ñoo delleeku ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken fanweer ak juróom-ñaar nag ci ay cas grave la ñu am jamono yi ñu ngi ci kër docteur ñuy saytu seen wér-gu-yaram téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn lakk la ñu am ñoo xamante ni nag am na jàngoro ji nit ki tey ji ci àllarba ji dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé ñu teewlu ko. juróom-ñetti téeméer ak ñeenti test yi ñuy def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñeent fukk cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji mu am ñaari cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass. mu am fanweer ak ñeent cas communautaire ci fanweeri ak ñeent cas communautaire
mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu fiñ ko jëlee. ñaar fukk ak juróom ñi entré woon hôpital am nañu tan wér nañu maanaam te dinañ génn bésu tey bu ci yàlla àndee. fanweer ak juróom-ñaar ñu ngi ci service réanimation ñett ñàkk seen bakkan ni ki démb talaata fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk. ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi mi duggee ci Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñetti junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti cas ci ñooñu nag juróomi junni ak juróom-benn téeméer ak juróom wér nañ ci téeméer ak juróom fukk ak ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak fukk. ci mbas mi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jot amee nag jàppale ne ni ki tey jii nag maire bu Richard Toll nag testé nañ ko positif jamono yi ma nga ca benn kër docteur woo xamante nii rek ma nga ca wowle diwaan ginnaaw itam ba mu doon amal nag noo xamante ni ma nga doon ñaax askan wi ay bés mi ngi nii nag mu nekkoon ci li nga xam ne rek moom moo di terrain bi tawat dal na koy gane si moom docteur Amadou Mame Diop di sàkku ci askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Richard Toll ñu gën a jaaju fexe noo xamante ni daañu moyu wile tawat. mbokk yi ñu wax ci leneen ginnaaw benn at nga xam ne Ousmane Tanor Dieng nag daal dinay dëddu askan wa nga xam ne ñoom ñoo nekk ca fa nga xam ne fa la ca cosaanoo di njeeñeen nag ñu ngay jooy ba tey di sàkku rek ñu daal di mottali naal wa nga xam ne jiit bu bokk moomeel ba woon nag amoon na ko ak itam yenn ci ay liggéey yoo xamante ni dooroon na ko loolee nag bokk na ci loo xamante ni rek ñu ngi bëgg nguur bu Sénégal daal di leen koy defal ni ki tey bi ñu xëyee daal nañ koy wàccal kaamil ngir rek suñu borom atte ko ci yërmandeem Abdourahmane Diallo. juillet 2019 15 juillet 2020 benn at ginnaaw bi Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna ñu dëkkee Ngéñeen ba léegi ñu ngi jooy ki fa nekkoon seeni maire. dañ ci doon koy faragut trop si parce que dafa ñu miinal loo xam ne dafa neex amuñu woon dara loo xam ne tey xawoon nañ ko jooy bi fi Tanor nekkee lu ñëw mooy indi loxoom teg population Ngéñeen yëpp ñu ngi koy jooy vraiment di ko méttilu mais nag bay nañ lépp yoo xam bi Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna ba léegi chantier yu bëri fi mu ne nii kenn yeggaliw ko donte sax nguur gi ci dëj bi jëloon na engagement yeggali lépp li nga xam ne Ousmane tàmbale woon na ko. la gare routière de Nguéniène AGETIP moo ko commencé woon marché bi AGETIP moo ko commencé woon ça fait 2 ans quelque chose leen promesse bi moo nekkoon bitumage Thiadiaye Nguéniène yàlla ba ngasa bi 1 an kenn gisatu leen te le gouvernement de Macky Sall en personne Macky Sall lui-même ñun promesse bi ñu defaloon ñu ngi koy séntu ba tey parce que tous les chantiers que Tanor defoon na ko waxoon nañu ñun ne dina ko àggali. Ngéñeen ñëppay jooy Tanor ba léegi ñu xam le ni ki fa nekkoon jiitu au conseil des collectivités territoriales demam bi lu bari la wàññi ci gox bi. jooy nañ Tanor te duñu noppi di ko jooy ba bañ koy fekk ji 1 an bi naan 1 an bu difficile la ci ñun commune Ngéñeen difficile la ci ñun ñu ngi koy jooy nag te di ko ñaanal nag ba bañ koy fekk ji yal na ko yàlla xaaree arjana. ñi amee laago ñoom it ñuy wax ni ba léegi ñu ngi jooy Ousmane Tanor Dieng. dem nañ biennale mais yàlla ak moom moo tax ñu dem biennale Dakar bi am foofu 5 jours te ci logé hôtel ak li ñuy doon lekk oto bi ak moo ko fay vraiment centre handicapé yegg na absence. 15 juillet bi muy benn at bi Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna ci Ngéñeen ñu amal ci ay jàng ak ay ñaan di dëkk bi nga xam ni sax fa lañ ko jébbalee boroomam. jërëjëf Abdourahmane Diallo cant ak ngërëm ñenn la woowule parti sax nag la ñuy desandi muy parti socialiste nag daana am ku samp ndëndëm ci jonganteeg njiitum réew mi nga xam ne nam nañ ko amala ci atum 2024 ki xam lu ni mel nag di ki nga xam ne moom moo yor seen ab kaddu Abdoulaye Wilane ginnaaw ba mu nekkee nag invité bu info matin ay laaj ak tontu doxoon na si moom ak suñu ndaw li nga xam ne rek moom moo doon jëflante ak moom wax na itam ci ki nga xam ne rek moom moo yor ndonok ki nga xam ne moom moo di Ousmane Tanor Dieng Maymouna Ndiaye ak Youssou Baro. laam-laamee kon boog leer na parti socialiste day demal boppam samp ndëndëm ci élection palum njiitum réew bu 2024 ki ko xamle mooy Abdoulaye Wilane mi nekkoon invité bu info matin. ak lu mën di xew. waaw analyse concrète situation concrète solution concrète parti socialiste dina am candidat. moom mi nga xam ni mi ngi woote ñëpp booloo ngir ñu mën a am lu bari
de faire tout pour dans chaque terroir, dans chaque base. ñun nag daañu def lépp lu ñu mën rek ba li nga xamante ni si moom la ñu Ousmane Tanor Dieng digal ñu mën ko wëyal moo di ku ci nekk ci ñun fa nga dëkk ca gox ba nga dëkk ca base ba nga bokk nga mun fa gagné bu ko defee Sénégal yëpp ci wàllu élection 2024 yi daañu mën a jël raw gàddu gi. ki yore kàddu gi ci parti socialiste yamu ca ndax kat àdduna ci poste premier ministre bi nga xam ni amatul ci réewu Sénégal. suñu jaar-jaar suñu doxalin ak fi àdduna jëm ak li ñu waxtaanoon ak suñuy nawle ci assises nationales yi ak li nga xam ne moom lañu doon yore réew mi poste premier ministre gouvernement en tant qu'institution lu jaadu la loolu nag waxuma ne Macky Sall li muy def baaxul waaye man laa wax su doon man maay proposer Sénégalais yi loolu mënut a ñàkk beneen bi nga xam ne danaa ko wax mooy Sénat dafa war a am Sénégal mu am ñaari chambre parce que débat yi ngay dégg yëpp ci coowal suuf si yorinu dëkk yi te état de droit ak état république ni muy doxee man ni ma ko gisee mooy ñaari tànk lay sukkandiku muy bii mooy décentralisation collectivité territoriale yi bii mooy déconcentration mooy état ak démembrement. bu fekkee lu aaju la ci li fi Tanor Dieng bàyyi moom mi nga xam ni dëddu na boobaak léegi am na tey ji benn at foofule ma ngi fay wax ni am na ay waxtaan yu yaa yoo xam ni parti bi mi ngi ciy sëgg. Il y en a même qui proposent qu'il y ait un prix Ousmane Tanor Dieng pour les valeurs. am na sax ñoo xamante ni si dañoo jàpp ni war nañ mën a amal li nga xamante ni moo di prix Ousmane Tanor Dieng ngir li nga xamante ni si amoon na ko ci wàllu jikko ju rafet ak li nga xamante ni ku ko xool rek naw ko ci ñeneen ñi nag li ñu jàpp moo di ñu amal benn fondation Tanor boobule fondation buñ ko taxawalee nag ci li muy gën a yëngu moo di ci wàllu njàngale mi ak ci wàllu tàggat gi ndax ki nga xamante ni moo di Ousmane Tanor Dieng moom ci école publique bi la bàyyi ko. chose dans la maison du parti de Senghor puisse porter son nom. bu weesoo lii lépp nag moom Abdoulaye Wilane nee na bu sañoon ñu daal di gën a yaatal waxtaan wi rawatina ci lu jëm ci suñu wàllu institution. mbokk yi NNB jàppale na ab kuréel la woo xamante ni mi ngi ëmb ñi yëngu ci wàllu càmm wàllu li nga xam ne moom moo di mbay ba ci sax wàllu li nga xam ne rek moom moo di tefes gi nag la ñuy ñaawlu li nga xam ne rek moom lañ koy caxatee jamono yi nag ci aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ngir rek nas ci yenn ci ay pexe yoo xamante ni dañ ko jëmle ci woowule wàll Thierno Fall moo ngi fa woon. bee di association bu lëkkale ay sàmmkat baykat ak ay nappkat yu fekk baax ci littoral bi li ko dalee Dakar ba Saint-Louis ñoom nag jamono yi am lu leen metti lool ginnaaw caxat-caxatee bu nga xamee ni rek seetlu nañ li mi ngi am ci suufas ñaay bi. association bi am nañu taxawaay ba nga xamante ne dañ koy ñaawlu mooy ni ñuy caxatee littoral bi maire yi fi nekk du ñu yëg dara dañuy xëy rek gis ñuy dagg suuf si gis aussi occupation yi boo seetee aussi domaine littoral bi ñu nekk lu bari ñu ci permis de restauration déclassé wuñ ko même ay kër yu bari tey mënoo fa am kayit mënoo am maanaam fi nga toog moomuloo ko te nag boo gisee société yu mag yi jóge bitim réew ñëw dañ leen di jox ay hectares ay centaines de hectares di leen ko jox te ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooy les ayants droit mënuñu am ci suuf si dara. seen kuréel gi nag bokk na ci li ko tax a jóg muy aar seen dëkkuwaay ak seen liggéeyukaay bi nga xamee ni si moo di ñaay bi loolu moo tax nag ñuy sàkku ay waxtaan ak kilifa yi nga xamee ni ñoo jiite réew mi wax leen seen xalaat ci yorinu suuf si. loolu bokk na ci lu nga xamante ne am nañ ci programme mais nag programme boobu comme ñun dañuy am ay nit ñu nga xamante ne dañu ko bokk ci biir caat li muy ay maire ak yooyu ay conseil département ak yooyu yëpp. nañ def ay forum ay waxtaan xool nu ñuy def ba xam lan mooy jafe-jafe yi dëgg-dëgg puisque dafa sensible. kilifa yi jiite NNB bàyyeekoo ci ñeenti gox yi mu di Dakar Thiès Louga Saint-Louis daje woon fii ci Thiep ci département bu Kébémer ngir sensibiliser ci mbas mi jënd itam lu takku ci ay produits hygiéniques ay alcogel ak lu toll ci 2000 masques jébbal ko seen membres yi bàyyeekoo ci ñeenti gox yooyu le Thierno Fall fondation port autonome bu Ndakaaru nag daal nay sopp yoxoom ana rek la ñuy coppee xarkanam ak dëkkuwaay yi ginnaaw itam ba mu xaatime ak jëruñ ji nga xam ne moom lañ dénk woowule wàll di rek Abdou Karim ki nga xam ne moom mooy directeur général bu di Aboubacar Sadikh Bey doon taataan ay kàddu ki ndaw la nga xam ne rek moom moo di Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan ñu teewlu ko. gis nañ ne ci loolu nga nekk te
Sénégal ak Dakar seen xarkanam bi gis nañ ni muy changé et puis te ci gaaw macha allah moo tax ñun fondation Port de Dakar ñu sawar ci lool pour ñëw ànd si ak yow jàppale la mais surtout aussi nga jàppale ñu ci port bi parce que port day indi lu mel ne 20 millions de tonnes yuy dugg ci dëkk bi donc kuy indi 20 millions de tonnes di nga produire déchets yu bëri et déchets nag c'est dañ koy sàggane mais science la. waa UCG xam nañu moom li ñuy wax c'est une vraie science derrière moo tax vraiment ñu am fierté ñëw toog fii xaatim lii jox la suñu loxo et puis di la wax ne aussi fondation bi incha allah ci lépp looy mbébét rek ñi ngi sa ginnaaw def ci suñu loxo incha allah. yenn ci ay matuwaay yoo xamante ni jébbal nañ ko askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fuy nga xam ne rek moom moo gën a gox yi nga xam ne ñoom ñoo gën a sori fii ci réew bu Sénégal bokk na ci ay jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a tax ñu am ak xëy waaye tam rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi lu ci mel ni nag soow yi nga xam ne ñu ngi koy jaay ak sax jën yi ñu am foo xamante ni rek fa la ñu koy def jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam gi moom moo doon amal lu ni mel Salif Sow ak Asmalik Diop ñoo taataan ay kàddoom. ne ministère de l'environnement et du développement durable def ci lëkkaloo ak PNUD pour jébbal ay jumtuwaay yi nga xam ne dafay permettre non seulement ñu créer ay emplois verts mais également jàppale nit ñi ci seeni koom-koom looloo waral tey jii bu soobee yàlla dinañu jébbal matériel yi nga xam ne benn bi kiosque mobile solaire la dafay permettre jeunes yi nga xam ne dañu nekk dans des régions reculées ñu mun a dem ci luuma yi mun a def li nga xam ne moom mooy transfert d'argent mun a def li nga xam ne moom mooy recharge téléphone mun a également connecté à l'internet beneen jumtuwaay bi mooy li nga xam ne moom la ñu tuddee tricycle isotherme di matériel bi nga xam ne aussi dina jàppale suñu mbokk jigéen ñi yëngatu ci njaayum légumes yi di yëngatu ci njaayum jën yi di yëngatu ci njaayum soow pour que ñu mun a am jumtuwaay bi leen di permettre ñu am tout le temps li nga xam ne dafay nekk au frais beneen bi mooy éco boutique yi nga xam ne installé nañ ko ci ay communes yu bare bëri maa ngi ñaax nag bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy jot léegi loo yooyu pour que ñu jëfandikoo ko pour que mu servir d'exemple. ca Goudiri moom ñetti téeméeri hectare la ñu jël ngir daal di fay amal ab caserne lu ni mel nag bés bu noppee dina mën a tax lépp lu soxal wàllu kaaraange ci askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo fay yeewoo ñu mën koo amal ci jàmm tax itam samba boo yi nga xam ne ñoom ñooy taxawaalu ca woowule gox ñu mën koo dakkal dañuy rek teewlu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu forces armées ma nga woon ca woowule ndaje ginnaaw bu ñuy amal ab teg bu xeer bu njëkk ñu teewlu reportage Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. soldaar yi jëkk yi nga xam ne war nañu ñëw ci camp militaire bi nga xam ne ñu ngi doog a teg xeer bi ngir tabax ko fi nga xam ne moo nekk ci Goudiri ñooñu war nañu ñëw ci ñaareel bi ay bés bi nga xam ne moo fare ci weeru août biñ jëm ñu ngi bokk ci 11e compagnie combat fusilier voltigeur ñooñu nag bu ñu dikkee dañuy saytu lépp lu jëm ci wàllub kaaraange ci ndigalal SEMGA chef d'état-major général des armées général de corps aérien Birame Diop. loolu lu jar sant yàlla la dama bëgg nag ngeen xam ne que président de la République Macky Sall lu ma bëgg mooy aar sénégalais yi te fii camp militaire bi nga xam ne ñu ngi koy tabax am na solo loolu ndax dina participer loolu ci sécurité du Sénégal mais particulièrement ci sécurité ci suñu zone bi le général Birame Diop nee na suñu fi ñëw dañu war a andi ay masques donc c'est les forces armées ñoom ñoo joxe 10 000 masques bi nga xam ne jox nañ ko le gouverneur ñu ngi koy vivre mooy mbas mi bi mu amee fii ci Tambacounda résolution bi nga xam ne le gouverneur Oumar Mamadou Baldé jël na ko Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët
kii di maire bu Goudiri di Cëddal Diallo moom nag bëgg na daal ñu jàppale leen ñu am benn fafal naaw hélicoptère wala boog ay drone ngir lépp lu jëm ci wàllu kaaraange gi ñu daal di koy gën a yokk ngir na xeex lépp lu jëm ci wàllum càccum jur gi nga xam ni dafa am doole lool ci Bundu ak li ko wër. ki nga xam ni moom mooy député Jimo Souare nekk président conseil départemental moom nag nee na ginnaaw tabax nañu ci jamono ji centre de formation professionnelle teg xeer bu njëkk ngir teg li nga xam ne moom mooy cantonnement militaire am na njort bu rafet ni Goudiri dina am caserne des sapeurs pompiers ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waykat awlu bay ñoom itam wane nañu seen mbégte ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi teg xeer bu njëkk bi jagleel ko kii di jëwriñ bi ñu dénk lépp jëm ci wàllu forces armées. Moussa Omar Gueye cant ak ngërëm ñal na la mbokk yi yegsi nañ ci pàcc yi nga xam ne rek moom lañ jagleel li ci li yéen kaay yi xëyee ni ki tey ji ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky folli na diw ba Macky fal na diw l'observateur nee nañu ku yóbbu séntu ko ci réew mi fan yi di ñëw président de la république Macky Sall ci nekk l'observateur xamle mi ngi waajal ab remaniement daanaka fan yi yëpp ci la nekk di xalaat ak di nasaka nocci li ko sabab journal l'observateur nañu bari na benn ca moo di pression bu jóge ci ak langam rawatina ndaw yi koy jàppal tànk nee nañu président Macky Sall am na nit yu mu jël def leen ni ministre yellawuñu ko yeyowuñu ko li président Macky Sall di xaar ci ñoom mataluñu ko ñii dañuy day naagal ña ci des seen bopp la ñuy liggéeyal Amidou Anne dib kàngam buy gëstu ci wàllu politique wax ci l'observateur ne ab remaniement ci gouvernement bi dafay lu munut a ñàkk rawatina ci jamono ji nga xam ne mboolem lu ñu mës a liggéey ci réew mi mu jëm ci jëmale Sénégal kanam lu ca bari coronavirus bi yàq na ko crise sanitaire bi réew mi di dund dafa feeñal ay rëq-rëq yu bari yu am ci réew mi meneen mbir mu l'observateur jàpp ne bokk na ci tax président Macky Sall bëgg a gësam gouvernement bi moo di ay calcul politique faaw moom Macky Sall mu ànd ak gàngoor gu ko mën a gunge ba mu yegg fa mu jëm fan la ñu jëm ak mal gouvernance di yorin wu bon wi am ci réew mi Sud Quotidien mel ne ku naan ñu ci xëtam mu njëkk looloo jaralaat ca ndax rapport yi waa inspection générale d'état def ba jébbal ko njiitu réew mi keroog rapport yi wane ne ba léegi yorin wu sell dafa tumuranke ci réew mi anki dina kay nañu bu dee Abdoulaye Wade way wu ñaaw wudul fay moo ko toppe woon ci fesman bi Macky Sall it am na way wu ñaaw wudul gaaw fay wu ko toppe ci ndaje mii di sommet de la francophonie gi mu organisé woon ci réew mi ndax inspecteur yu inspection générale d'état feeñal nañu ay njuuj njaaj yu mag yu am ci 15e sommet de la francophonie googee ak tabax gi ñu doon tabax centre international conférence Abdou Diouf ba ca Diamniadio ñoo ngi waxit 11 milliards 700 millions yoo xam ne délégation générale à la francophonie dépensé nañu ko te binduñu ko feneen fu rapport yi feeñal ay léexóor moo di ci mbirum l'homme des affaires bii di Richard Attias IGE wax nañu ni ñu ko enregistré ci lu xel nangul libération nañu kookee moom di Richard Attias li ñu ko defal fa la def mën a yam ndax rapport yi wax nañu ne jox nañu ko ndàmpaay lu duun ci marché boo xam ne kenn xamul fan la jaar marché fictif la l'observateur moom it xëy ci xëtam mu njëkk li mu tuddee yeneen i mbóot yu waa inspection générale d'état feeñal benn ca moo di ci ministère éducation nationale am na fay dossier appel d'offre yoo xam ne dañu leen a jaay bu nuppi tourné xaalis bi dugal ko ci compte secret ca Entente Cas Dakar ak ca UCG l'observateur nee nañu rapport yi wax nañu ñaari compte bancaire parallèle yu fa am ak juróom-ñetti liggéeykat yu fa nekk yoo xam ne retiré nañu ca compte ya 780 millions source ne ko ci diggante 2012 ak 2015 ci la loolee xewee ba tey ci wàllu mbalit mi ak jëf ju salte ja ci am ba feeñ ci rapport bi source nee nañu moo di ñetti camion mbalit yu ñu ne dañu ko luyee te juróom fukki junni la ñu cay fay bés bu nekk di 350 000 francs CFA ak i véhicule de liaison yu ñu ne ñeent fukki junni la ñu koy luyee bés bu nekk journal bi nañu waa inspection générale d'état gëstu yu ñu def ci institution yi ci réew mi la ñu ci gis ba tënk ko ci rapport jébbal ko njiitu réew mi weesuwul ndaje moo ay bande daje ñu daje ji ci Les Échos xooli fa xalaat bu Alioune Tine ci rapport yu IGE yi njiital Afrikajom Centre di Alioune Tine li mu jàpp moo di IGE dañu ko war a gën a jox indépendance am ci réew mi ndax ci jamonoy Léopold Sédar Senghor fu nit mësaan a dégg IGE dafay tiit léegi nag foo yooyal nañu ko ba nga xam ne ñu bari faaleetuñu ko Alioune Tine ne IGE inspection générale d'état dafa mel ne wujj Macky Sall yi ci wàllu politique di opposant yi rek ñoo ko tax a jóg waaye nit ku fara ci pouvoir bi baa mu jege leen lu leen waa IGE mën a tuumal dara du ko ci fekk ñu fëkk laas yéenekaay fekk fa ministre intérieur ak sécurité publique di Aly Ngouille Ndiaye yéenekaay bi nee nañu ma nga woon démb ca Ndengleer coowal suuf la fa am ci diggante l'homme des affaires bii di Babacar Ngom Sidima ak askan way yeewoo ca tund wa loolee la Aly Ngouille Ndiaye jugoon dem doon ci wuti saafara laas nañu dem na ba yegg fa waaye yombuloon ci moom ndax moo ko cortège am dañoo réer ba seen xol sedd dañoo wëree bay bëgg a dee ki coowal kooba di bëgg a rey ci réew mi di ministre environnement Abdou Karim Sall moom la journaliste quotidien yi xëy dalal nee na leen ministre environnement jinax ju dee cim réew sax bëgg ko waxuma la ak ay kooba bi ko gaay yi le quotidien yi ne environnementaliste bi di docteur Cheikh Dieng bu Parti démocratique Sénégal mi ngi lay tuumaale kooba ya yàpp nga leen def leen ay steak ba rees nañu Abdou Karim Sall dafa ree ne leen ku ne ab environnementaliste la lu mu gàtt-gàtt xel war naa xam ne rab wu ñu anesthésier ngir mën koo nelawal mënee su koo yàpp ba naan yaa ngi koy steak Abdou Karim Sall ne waxi kooba yi pare na ci ne ñi ciy wax dañu ciy bëgg a laxas politique te moom am na feneen fu ëpp njariñ fu ko askan wi di xaar. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñaanal la ma wax ak beneen Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu ginnaaw itam wa nga waree yaatal li nga xam ne rek moom xew ci internet bi